bépp événement bu ngeen am moo xam muy gàmmu conférence jotaayu zikr mbaa dars doyloo leen génération Barham Niass ci seen ay couverture médiatique da nga soxla affiche publicité reportage documentaire publi reportage ba ci vidéo clip jokkool gaaw ak waa génération Barham Niass ñu defal la communication bu mucc ayib service client 77 545 01 80. sëñ bi ñu ngi lay nuyu Niass di wax jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass dañuy sant Mawlana Cheikh Ibrahim bu baax ñu yaakaar ni di ko ñaan di ci am yëg-yëg waaye bëgg-bëgg bokk ci ña nga xam ni waxoon na ni te ñaanoon ko yàlla xiir li ya sax bam fudala ñu ñaan yàlla ñun ñi ñëpp ñu nekk ci biir saal bi nekk ay taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nekk ci mbooloom ja ca gën damay parfois di poser sama question ci menn mbir bu sëñ bi bàyyi wax ne moom mooy ñëw jàng damm-damm yi waaye moom mooy ki nga xam mooy defar te ku ñu defar nag dafa fekk ni da ngaa manqué ma jàpp ni kon dama bokk man ci mbooloo bi gën a manqué bi gën a jafe mu ñëw xëj nañu ciix jël ñu pour defar ñu man foofu laa koy jànge waaye tamit parfois ma amaat jiixi jaaxa ndaxte fekkee dafa ne yàlla da ko tànnal mbooloo boo gis ña ca gën ba ci ay doomam mu tànn leen kon da ngay naan kon jël na la defar na la waaye kon yow bokk nga ci mbooloo ba nga xam ne ci gën waaye ba tey am na lu des mooy wóoruma man ndax bokk naa ci taalibe Baye Niass te suñu ndokkeele suñu sëriñ ak événement yi fi jot a ñëw muy Gambie ak Soudan ñun ñëpp am ci fierté soo tourné gis sëñ bi da ngay gis Cheikh Siraji kon mbégte boobu tamit xeet boobu ak réussite boobu ñu ngi koy xeeñcu fii nii ci moom ne ni donc sëriñ bi teew na su teewee tamit doomu Mawlana Cheikh Ibrahim yëpp teew nañ waaye Cheikh Bachir tamit su teewee yaakaar naa ni muqaddam yëpp teew nañ te dafa nekk koo xam ni ku ñuy soutenir la te li ñu boole li ñu takkoo moom mooy Cheikh Ibrahim Mahmoud Niass radiyallahu taala anhu te bi ñu àndee ba léegi wax dëgg yàlla wanuñu boppam moo tax ñu nekk à l'aise d'ailleurs ci Baye Networking ndaxte soo xoolee mbooloo bi seq Baye Networking amul kenn su ñun koo xam ni soo leen xoolee ci ginnaaw bokk nañ muqaddam daanaka sëñ bi Baye Networking muqaddam yëpp ñi ngi ci gannaaw Baye Networking ndaxte kenn ku nekk su ne woon sa taalibe ne ko sa toogal bul dem yaakaar naa ne dinañ wéet mais alhamdulilah wéetuñu aussi ndaxte Cheikh Bachir non seulement wax daf ñuy jàppale mais dafa wax tamit daayira Nasr wal Fath wax Baye International wax ñoom ñëpp na leen lii nii suñu yëf la jàppaleen ko moo tax dañ koy remercier waaye tamit ma am chance loolu ni ma nekkee seen diggante nii am di sentir protection bu rëy waaye dafa dem si am dal ndaxte yàlla daf ma may ñu nekk lu tuuti waaye ñoom lépp lu ñuy def dañ ci am lu benn cër bu ndaw muy ci organisation muy Baye groupe Baye Niass nga xam ni muqaddam yëpp Dakar ñi ngi ci lépp loon gis ci organisation bu mag fii ci Dakar ñoom ñoo koy toog réfléchir ci néeg waxtaan ci pour mu réussir waaye ñoom ñëpp ñu déggal kenn muy Cheikh Siraji Dine moo tax moom su ñëwee te kenn maa ngi koy dégg mu koy wax sànq ne kenn du xamee ni doomu Baye Niass la parce que moom daf ñuy jàngal daf ñuy wan en réalité lan mooy taalibe Baye ndaxte kuy xidmal Baye la wàcce lépp
te wanewu ko wane woyof boo xam ni ñun daf ñuy ñemeloo. ñu amaat ko tam ci Cheikh Bachir nga xam ni dama koy tooñ ne tout ce qui est communication sax moom da koy defal boppam lépp loo xam ni def muy Baye International ak événement yu nekk mi ngi koy liggéey moo tax ñu am chance ñun di topp yoon yooyu ba nga xam ni tey Baye Networking mi ngi dem te amul benn jafe-jafe amul benn jafe-jafe tam ci muqaddam yépp. C'est l'occasion aussi de rendre hommage ak ñi nga xam ni tey tuddee nañ leen bis bi tuddee nag bis dañoo bëgg ñiñ ko tuddee bis bi niru ñooñu moo tax ñu ne nañ jël sang Barham Ndiaye ne nañ ko def parrain ne nañ jël Cheikh Omar Diop ne nañ ko def parrain ne nañ jël Seyda Moussoukaro Diop ne nañ ko def parrain ak le directeur de CICES. mënoon nañ jël tam Cheikh Bachir mënoon nañ jël Cheikh Aziz Ndiaye mënoon nañ jël ñëpp def leen parrain. Baye Networking nekk un réseau professionnel des talibés de Maolana Cheikh Ibrahim Niass ñu gis ni kon ñii ñu jël parrain ñu xool suñu nekk en dehors seen ñun grade statut bi ñu am de muqaddam nekk ci téere bi di tarbiya nit ñi dañoo nekk ñoom ay entrepreneur di liggéey nekk sur le terrain loolu moo tax ñu tànn leen entrepreneur kase c'est-à-dire le statut d'entrepreneur chef d'entreprise comme ñi ko ñoom Cheikh Bachir amee yore seeni entreprise ñu bëri ci pays bi ñu loolu mooy suñu fierté mooy pays bi amul muqaddam boo xam ne dafay toog kase yore kurusam mais kenn koo si ne gis mi ngi rëj-rëjloo di liggéey ndaxte borom pays bi moo demee noonu moo nekk le premier entrepreneur muy Maolana Cheikh Ibrahim Niass moo tax ñu jël leen xool na ni ñii li ñuy liggéey nañ ko wan ndaw ñi ñu gis ni tam affaire bi lii la moom mooy nit ki da nga war a liggéey ñoom tam ñu yombal ñu ko te surtout sang Barham yaay ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité bi nga xam ni def na ko fi sëñ bi depuis le départ amul benn moment boo xam ni ñi ngi koy woo gàntal nañu donc incha allah dina def communication am suba et di remercier en tout cas tous les parrains ci li nga xam ne ñun bëgg nañ ko wan ndaw ñi gis ni lii moom mooy yoon bi mooy l'entrepreneuriat di remercier bu baax aussi Souleymane Ndiaye muy le directeur des infrastructures aéroportuaires nekk leader politique 2AS sëñ bi kooku ñaanal ko yàlla ñun xamuñu ko de xamuñu ñun Souleymane Ndiaye mosuñu ko gis benn yoon lañ ko gis te naa andi lu tax ñu gis ko muy le réseau des cadres des leaders politiques de la fayda bi nga xam ni Baye Networking taxawal na ko te ngeen xam ñi lañ ci wax ci programme yi nga xam ni tey ñi ngi koy defar ak pàcc yi nga xam ñi ngi jëm leen dajale ci cadre boobu lu ñu xamante waaye dañoo ñëw rek sëñ bi waxtaan ak moom te bañ fay ñëw c'était pour visite de courtoisie par rapport le cadre ne ko nag am na forum buy ñëw mu yëkkati xaalis bi takku sëñ bi jox ñu suñ ko joxee nag joxuñu ko bàyyi la ko jox ñu defaat ko ci événement bi moo tax dañ koy remercier ndaxte ku ñu xamul la ñun xamuñu ko te tamit chaque instant mi ngi nemmeeku fu ñu toll démb mi ngi ñuy envoyé localisation am ci xam ban dëkk fu sori ne loolu moo ko téye teewu ñëw waaye waroon na mën a mi ngi ak ñun moo tax ñu ñaanal ko yàlla ndaxte ndaw la ak cadre politique yëpp ay ndaw lañ te naa ñëw lu tax ñu war a jàppale suñu bopp ñun. di remercier aussi notre partenaire Sencom Souleymane Jules Diop nga xam ni moom dañuy Baye Networking tous les jours pratiquement lu mu gis comme projet lu baax wala gis dara dina ma woo professeur la sax la may wax professeur lii de laa bëggoon laa xalaatoon nañ ci dem mu wóolu ma bu baax ma wóolu ko moo tax ñu ngi koy remercier ci fi nga xam ni facilité nañu ko
ak le directeur de CICES nga xam ni dañ koy remercier moom tamit le directeur par rapport ak sa disponibilité ak équipe bu CICES bi yëpp rawatina madame Diallo nga xam ne daf ci wane disponibilité bu am solo. di remercier aussi les exposants ñi ngi gis Ozara am na fi yeneen entreprise yu bëri yoo xam ni ñi ngi fi ñi ko ñu exposé ñu ngi remercier Ndeye Sagne nga xam ni li ko tax mu coordonné exposition bi lenn la day def moom dafa am standam nekk koo xam ni dafa yàgg di def ay salon ñu daje woon salon international de Dakar xaw ma sax taalibe bàyyi la mais bi mu gisee ni lii dafa ne day inscrire waaye du ñu jox ay xalaat ma bàyyi ko ba mu daaneel ma ne ko pare nga Seyda mun waaw ma ne ko yow yaay piloté stand yi mu ne ma lan ma ne ko yaa koy piloté donc moo piloté stand yëpp ba ku nekk war a jënd installé fa mu lay installé donc ñu ngi koy remercier dama kontaan loolu gis ci mbooloo bi ay que des entrepreneurs versus capital mi ngi fi tey xam naa xaalis bëri dina ko génne donc nga xam ni mi ngi yëngatu ci bitcoin voilà donc nga xam ni tey technologie yi mooy mbir mi mooy avenir te ay taalibi Baay yu bëri taxaw nañ ci instant yi Bitcoin mi ngi fi mooy li moom moo ko créé donc nga xool kenn ku nekk fii représentant de Baye International muy Seydi Lamine mi ngi fi nga gis que tous les entrepreneurs tey daf ñu yombal tout à l'heure la création du réseau des entrepreneurs de la Fayda parce que gis nañ fi ñu bëri ñoo xam ne ay chef d'entreprise lañ Cheikh Siraj yi chef d'entreprise la et cetera donc réseau boobu noonu des entrepreneurs de la Fayda taxawal ko day yomb mu war a nekk comme tous les autres conseils patronaux ñoo xam ni tey dañuy réfléchir sur le développement de l'Afrique tey soo demee Nigéria ak yeneen dëkk boo dem les plus grands chefs d'entreprise muy banques yi foo mën dem ay taalibe Maolana Cheikh Ibrahim lañ moo tax tey Baye Networking am liggéey bu am solo te Cheikh le coordonnateur wax na ko mooy naka la ñuy def ñun ba travailler sur le capital humain mbooloo bi bëri na de wax na lim waaye gis ngeen jamono ji ak difficulté yi nga xam ni moo nekk ci àdduna bi crise Ukraine mi ngi fi tey blé bi dafa jafe te pourtant tey ñun am nañ solution moom mooy tey toolu Baay mi ngi fi nga xam ni c'est un grand projet du xalif mais li ñuy faral di wax ñun toolu Baay mën na résumer le Baye Networking actuellement te mën naa ko tënkee foofu noonu mooy toolu Baay tey crise am na Covid 19 am na bi mu amee ñëpp a tëj entreprise yi tëj ñëpp jaaxle waaye am na ñoo xam ne fa dañu jaaree am xaalis bu bëri am na ñoo xam fa dañu jaaree tekki ndaxte moment bi li gën ci àdduna li Baye doon wax ne jaam bi su xamoon lu ko yàlla dencal day gis naqaram muy ñëw moom mu gis raqam di reetaan di dem donc mooy xam na ni kon gannaaw jafe-jafe yomb donc jafe-jafe su amee nag yow da ngay xalaat yan solution ngay andi pour régler ces jafe-jafe yooyu noonu donc moo tax nit ñi mooy li ñuy wax le principe de résilience fu amee jafe yow nga xool noo koy régler te loolu wax dëgg yàlla pays bi sëñ bi réglé na ko xam nga dañuy wax développement personnel sëñ bi tey coach développement personnel sama genre yi bëri nañ fi ku nekk mi ngi def ay théorie waaye développement personnel dëgg-dëgg kan moo ko def ñun ñëpp Baye defar nañu ba pare mooy defar nañu ku ñu ne defar nañ la mooy développé nañ la ba pare ci sa biir ak ci biti donc moom mooy le plus grand n'est-ce pas formateur sur le développement personnel taxaw jéem a xool yan solution ngay trouver te nag solution yooyu nag ñun taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim on est déjà préparé am nañ moyens yépp nag am nañ mbooloo bi mais du mbooloo noonu mais mbooloo de qualité foo mënti dem ci àdduna bi Sénégal rek ngay dem ngay xam fi ngay jiixi jaaxa mais feneen foo mënti dem da ngay gis ni taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim moo nekk ca kanam moom mooy diriger ndax tey Baye wax na ni gis na ay taalibeem nekk buuri suuf donc loolu am na ba pare li des nag moom mooy ñun fii Sénégal naka lañ koy capitaliser donc jafe-jafe àdduna bi mu am donc dañu war a uti ay solution fekkee suuf la ñu ne la toolu Baye mi ngi fi tool bu Baye dañuy wax mooy ca bool ba
ca tool ba ca bool ba mooy fi ñuy bayee ba ca bool ba sàmbeen yeeg mbayeen yi fi ñuy lekkee. donc foofu noonu sëñ bi bàyyi nit woon daf ci am xalaat ne fekkee dañoo war a bay nañ jéem a xool ñi nga xam ni ñoom ñooy spécialiste su bay. am nañu ay ingénieur en agronomie am na ñoo xam dañuy xalaat ñii dañuy exécuter ñu ñëw jël benn pàkk bay ko waaye pour ñu bay dafa laaj xaalis am na koo xam ni amul mënul dem bay waaye yor na xaalis versus capital ne man damay investir def naa ci sàngam mais def naa sàngam naa bay dafa laaj ay tracteur ñu ne kan moo fi yore koo xam ni tey géeju na yor na ay tracteur wala ñu koy dem jëndi feneen ñu jënd ko ci ki nga xam ni mbokku taalibe Baay la yore ay tracteur di jaay ko fekkee amuñu ay tracteur ñu ne nañ dajale suñuy xaalis dem jëndi technologie yi gën a kawe yi gën a mag ñu ñëw andi ko ci toolu Baay loolu taalibe yi war nañ ko mën a def mais soo ñëwee tamit foog nga def koo xam ni ku ko jàng la ku mën a dawal tracteur boo xam ni nouvelle génération la formation sëñ bi ñëw na donc ñu ne kon nañu def ay programme de formation de renforcement de capacité sëñ bi chaque année il y a plus de 200 000 étudiants yoo xam ni dañuy génn suñu dans les écoles de formation ñun ñëpp chef d'entreprise yi xam ngeen ci dara soo génnee lu ñuy wax problème d'employabilité moom mooy am dañuy jàng duñu mën a tari mais 200 millions yooyu suñuy mbokku taalibe ñi ngi ci donc ñun suñu rôle moom mooy lan fexe ba ñun chef d'entreprise yi ñu mën a récupérer ndaw yooyu offrir leen un premier li ñuy wax les premiers emplois mooy comment dire zéro expérience premier emploi ñu offrir leen ko. Baye Networking def na ci ay formation ay renforcement de capacité ndaw yooyu suñu leen formé tey kii ñu formé ko en agriculture mu dem defi ay travail ci agriculture bi kii ñu formé ko ci marketing tool bi suñ ko bayee ba pare génne ko dafa am laaj entreposage ñi yëngatu ci entreposage bi mais dafa laaj aussi circuit mais loolu logistique ñëw na ñu ne ana suñu mbokku taalibe bi nga xam ni dañoo formé wu en logistique ñu ñëw réfléchir ñu naka la ñu mën a defee ba nga xam ni lii nga xam ni bay nañ ko mu yegg ci ñi nga xam ni ñoom ñoo ko soxlo mais tamit foofu lan mooy ñëwaat moom mooy yeneen emploi mën nañ ko fa créer moom mooy ay GIE femmes yi ñu ngi fi pour mën a récupérer waat loolu nga xam dañ ko bay ñoom ñu tasaat ko ci biir pays bi moom li ñuy wax ko donc dugg na ci boutique yi li muy wax boutique solidaire mais boutique yooyu noonu lan lañ ciy def ñun ñoo war a nekk suñu propre premier client yi war a mën a jënd man dama jàpp ni man benn mbokku taalibe bu créer entreprise am ay mbokku taalibe ci koñ bi waruñu ko romb dañu war a dem jënd ci moom tamit mu xam ni tamit samay mbokku taalibe ñooy ñëw di jënd ci man damay wàññi mooy le principe gagnant kenn ku nekk gis sa bopp donc loolu sëñ bi mooy li nga xam ni ñi ngi ciy travailler pour fexe ba nga xam ni les grands ensembles ci pays bi nii kenn ku nekk mën ci gis boppam wax na ko def nañ ay formation yu bëri femmes yi tamit defal nañ leen ay renforcement de capacité te ñi ngi waajal tamit mettre en place un fonds d'investissement boo xam ni pratiquement daanaka réflexion yëpp pare na li des rek moom mooy sëñ bi 10 personnes yu dëggu la ñu soxla 10 yoo xam ni dañuy génne 1 million lañ ci soxla 10 kase yu dëggu li ci des nag après tas nañ ko ba nga xam ni ki nga xam ni yorul 1 million war na ci mën a dugal même 100 000 francs wala 50 000 am waaye boobaa lépp luñ ci gagné wala luñ ci récolté képp ku ci dëggul dërëmam dina ci génnaat te boobaa fonds d'investissement bi tamit entreprise la dina créer waat yeneen emploi parce que fonds boo créé soxla nga directeur général dinañ def appel à candidature xool les meilleurs profils di nga soxla comptable di nga soxla ku chargé communication donc ça nous règle sooy xool Baye Networking dafay ñëw pour régler le problème de l'emploi mais régler le problème de l'employabilité parce que foog ñu former la ba pare li ñuy terminer mooy wax na ko ñun suñu philosophie suñu état d'esprit mooy fexe ba nga xam ni en grands ensembles yi muy téyeer yi zakir yi
ñi ngi ñëw seen programme Seyda ñi ngi leen di nuyu di la ziar Seyda Aïda ñu doon wax ne ñi nga xam ne dañuy zikkër suñu paree zikkër am na leen lu ñuy def ndaxte duñu sax ci zikkër sinon kon baat yi du ko fekkee mais ay chef d'entreprise lañ lu mu wër Seyda yor na ay activité am na kuy zikkër koo xam ni étudiant la mi ngi jàngi am na ko am chef d'entreprise su paree day dem liggéeyi dañ ko jël wala dafa yor entreprise am ñun dañoo am programme dugal nañ leen commencé nañ leen dugal ci benn groupe boobu lenn rek la mooy xool yéen gannaaw zikkër bi ban activité ngeen am ñu ne Baye Networking na ci jàppalante ak yéen comme ça plus ngeen di avancer plus ngeen di am ay moyens financiers seen chiffre d'affaires di yokk zikkër bi di gën a neex donc loolu bëgg nañ ci fasiente coloré ak yéen ci Baye Networking bi sànq maa ngi wax politique actuellement may wax yéen am nañ benn groupe boo xam WhatsApp y a plus de 60 politiciens ki ci mujj dugg Cheikh Bachir mooy le maire de Kër Massar Nord bi nga xam ni zikkër bi ñu doon def Kër Massar daf ko teewe woon taalibe Baye waaw dugg na ci lu tax sëñ bi ñu ne nañ créer loolu tey jamono ji Sénégal metti na politique bi jaxasoo na ñun ñëpp suñu biir am lu ñu metti tout le temps ci rapport bi nga xam ni pays bi am na ko ak état ak ñeneen wala ba ci communes yi parfois ñu ne ñun faalewuñu ñu wala dañ ñoo beddi ñun ñoo war a régler suñu solution bopp nuñ koy régler mooy li Baye waxoon ne gis na ay taalibeem nekk buuri suuf ñun on s'est dit nañ dem fexe ba dajale tous les politiciens bokkal APR bokkal Pastef bokkal fu la neex mais ñëw leen ñu nekk leader politique de la fayda benn parti la ñu am mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass soo leen ñëwee teg leen seen idéologie fële ñëw leen ngeen toog waxtaan xool naka ngeen di jàppalantee seen biir waxtaan néeg la xool kenn ku nekk nan lañ lay fexee ba nga avancer ci kanam pour que suba yow nga mën a dem nekki ministre nga dem mën a nekki président te dañoo gëm dara parce que moment bi ñuy wax ni parfois nga ne Baye Networking kenn ne la communauté yéen est-ce que da ngeen tëju te pourtant li tax ñu taxawal Baye Networking ci constat lañ ko defee mooy grands ensembles yi am na ñoo xam ñoo bokk pas-pas ñoom ñooy ànd ñoom ñooy jàppalante seen biir koñ soo ñëwee ba ci biir koñ bi biir kër gi la ñuy jàppalante man sama kër suñu kër ñun dañu am solidarité man suñu kër dañuy jàppalante samay frère ak samay sœur kenn du bàyyi sa morom mais du ñun kase am na soo génnaatee ci beneen kër am na kuy jàppale frère am ak sœur am soo leen gisee koñ yi parfois mu bëri ay délinquance wala booy di doxe defuñu dara wala di dem defi leneen c'est parce que dañoo am jot mais soo gisoon kër gu nekk téye ay doom jàppale leen dem leen ñu dem jàngi former leen koñ ba da ngay gis koñ bi géey kenn du fa nekk loolu moom ay almadi mooy am feneen parce que kenn ku nekk da nga jàppale sa doom moo tax Baye Networking aussi ni monde bi organisé woo ñu war a mën a organiser wu ñun tamit suñu biir mën a jàppale su nga xam ñooy suñu mbokk loolu rek la donc politiciens yi aussi tam loolu lañ leen def ne leen kaa leen ngeen waxtaan seen biir pour organiser wu ñun prévoir nañ leen ay renforcement de capacité aussi parce que da ngay gis ay programme de leadership fii ci Sénégal du ma ci citer benn mais dañuy recruter ay jeunes leaders former leen sur le leadership waaye gëmloo leen ñoom li ñu gëm ñun nag kan la ñu gëm Mawlana Cheikh Ibrahim Niass lañu gëm bëgg nañ ñu bëri dem defi politique nekki ay maire mais ñun nañ leen ñagee mooy ñële suñu lay jàngal leadership ma ne Maxtaar weesu ñëwal nga jàngal ko yow ci sa biir lan mooy leadership lan mooy communication politique ma ne ko Souleymane ñëwal nga jàngal leen lan mooy communication politique boobaa Souleymane su leen fa waxee waxu communication politique suy génnaat di wax leneen lan lay wax Mawlana Cheikh Ibrahima Niass du fa andi leneen moo tax ñu organisation yooyu am après doole parce que après ñoom ñooy dajawaat ci biti ndaw booy jàppale léegi mu nekk leader suba mu ngay gis après suba mu nekk ministre mais kooku après su nekkee ministre ñooñu lay nekkal moo tax ñun on a compris cela pour fexe ba taalibe Baay yi mën a organiser wu. donc li may tëjee sëñ bi ak ñëpp mooy Baye Networking état d'esprit kase la te dafa jot actuellement li alxuraan ne waxtasimu bi qablillahi jamian wala tafarraqu ñu jëlaat ko ñun
def ko suñu hymne national ci pays bi ñun suñu buumkal la mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bu ñu tàqali ko nañ ñu jàppalante ku gis sa morom nga bëgg ko ku gis sa morom nga jàppale ko ku yore su ma yoree li Alioune di wax fekkee tailleur laa ma soxla wëñ naa ko dem gisi sama mbokku taalibe mu complémentaire ma donc on est tous complémentaires donc loolu lañ leen di woowee tey suba ci programme yi soo gisee ni mu tëddoo ngoon am na le réseau des entrepreneurs de la Fayda taxawal ñi ngi commencé taxawal tam le réseau des jeunes le réseau international ñi ngi nuyu Seyda Aïda Barham di ko dalal di leen dalal ñoom ñëpp parce que on a mis en place ce réseau des jeunes de la Fayda dinañ ko officialiser tey donc soo gisee ñi ngi organiser kii yu bëri suba aussi si loolu laay tëjee Cheikh Mounhamina Ibrahima Niass dina ñëw teewee le CEMIF mooy le cadre de mutualisation des initiatives de la Fayda dañoo toog il y a 2 ans réfléchir si gis ni ñun pays bi bëri na ay initiative bàyyi network mi ngi fii keneen mi ngi fële keneen mi ngi def fële mais baax na de parce que pays bi moo yaatu te foog mu dem ku nekk am nga sa wàll mais ñu ne nañ fexe ba dajale ñooñu ñëpp teg leen ci benn structure organisation de réflexion muy cadre de mutualisation mooy ñu dajale suñuy effort man la ma doon def man benn nar a uti lu bëri am koo xam ni tam mi ngi koy def ñu booloo mu ñëw ñu jàppalante pour organiser wu loolu nag ñu ngi koy jël def ko ci jamiatu ansaaru diin nga xam ni mooy banqaas bi nga xam ne daanaka ñun ñëpp si lañu tënku moom mooy la structure mère lis des yëpp ay banqaas kese lañ te ñaan nañ ko wax nañ leen ko tamit ne leen ansaaru diin yaatal leen ansaaru diin local su ñëwee Cheikh Bachir am idée wala keneen waa local bi nañ ko yaatalal buñ ko tëj parce que soo ko tëjee rek mooy andi keneen dem defi beneen initiative donc événement bi mi ngi nii donc sëñ bi dina ci wax dinañu ñaanal mais ñi ngi leen di ñaan rek ñu def ko suñu yëf 2 jours yi tamit ñu def ko suñu yëf suba am na waxtaan bu mag avec des entrepreneurs te bii dañ ko yaatal am na Makhtar Sarr koo xam ni kilifa ba mag la ci mouridisme bi dina ñëw bokk ci ñiy waxtaan am na ñeneen ñoom day ab sa ñi ngi et cetera ñoo xam ne ay entrepreneur lañ dinañ ñëw toog waxtaan ak ndaw yi ci retour d'expérience voilà donc yaakaar naa ni sunu leaders yi entrepreneurs yi su leen ñëwee dina baax suba kenn ku nekk ñëw waxtaan ak gars yi pour sur cette conférence ak ñi ngi remercier aussi Cheikh Boucar mi ngi si yoon bi par rapport à sa disponibilité nga xam ni tey ñi ngi am àlaqa ak moom waaye tamit am na équipe Cheikh bi boo xam ne depuis démb dañoo fanaan génn aussi nit ñi xam ko ci biti te gëm nañ ni su génnee rek dina gën a yaatu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum bépp événement bu ngeen am moo xam muy gàmmu conférence jotaayu zikr mbaa dars doyloo leen génération Barhama Niass ci seen ay couverture médiatique da nga soxla affiche publicité reportage documentaire publi reportage ba ci vidéo clip jokkool gaaw ak waa génération Barhama Niass ñu defal la communication bu mucc ayib service client 77 545 01 80